waaw asalaamaaleykum mbokk yi jullit yi ñu leen nii di leen siyaar mesdames et messieurs bonsoir soyez les bienvenus sur Gandé TV la première chaîne privée ici au Sénégal ici sur la commune de Gandé. Nous sommes ravis de vous présenter un leadership vraiment duñ sori ci waxtaan bi ci wax ji en français dañuy ñëw ak yéen ci kàllaama bi ñu gën a xam bi ñu gën a miin ñu ngi leen di tey ñu ngi am fii gan guñ leen a dalal gan gu man gat di leen ndokkeel di leen masawu coono di leen baalax te di leen baalax di remercier tous les participants tous les sénégalais ci ndam lu rëy li ñu am démb final bi face à l'Égypte yàgg na lool ñu ko doon chercher te yàlla dogal na ñu ngi koy door a am lii mooy xëcc bu daggul dëkk te bu daggul dina dikk macha allah ñu ngi leen a kontaanee di féliciter tout le staff di féliciter suñu coach macha allah mention spéciale. tey nag ñu ngi leen di woo pour ngeen suivre ñu mention spéciale à toute la communauté gandéoise Kër Basinoise ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu sama DG le grand technicien Baba lay di remercier di remercier bu baax sunu invité bi nga xam ne malgré tout on l'a pas préparé mais ak modestie nangul nañu invitation bi. tey ñi ngi waxtaanee ci ay ponk yu am solo tey dinañ waxtaan ak moom ci lépp ci jaar-jaaram ci lépp yaakaar naa Bathie Diop kenn dootu leen ko présenté ci Gandé ak li ko wër ci wàllum activité de développement ci lépp loo xam ne secteur culturel rek yaa ngi ko cay dégg tey lépp loo xam ne réeroon na leen rek ci ay point ak ay astuces rek incha allah rabbi dinañ ci débattre ak moom tey moo nekk sunu ganu bés bi tey moom lañ nar a waxtaanee moom la ñuy tàllal micro taataanal ko mu jaakaarloo moom it askanu Gandé lépp lu leen ma doon wala lépp luñ doon laaj dinañ la kii bala ma gën a yàgg ci présentation bi dama koy bàyyi moom mu xuusandi développé mu xam ne moom mi ngi ci biir këram sur Gandé TV ànd ceeg doomam xaritam Aline ko war lañ koy wax man it ma ànd ceeg sama le jeune yi le grand caméraman Bawalay Bathie ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la wax soyez le bienvenu yaa ngi ci sa biir kër ñu ngi rafetlu bu baax invitation bi. waaw merci Aliou maa ngi leen di nuyu maa ngi tudd Samba Diop nekk conseiller municipal bu Gandé en même temps agent de développement communautaire di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne mooy Baba Lay nekk directeur Gandé TV en même temps di nuyu particulièrement suñu frère Aliou Kobar nekk animateur ci Gandé TV di am kontante lool ba ngeen ma dalalee tey fii ci Gandé TV ñu fas yéene fee waxtaane ay points yoo xam ne yu am solo lay doon lu jëm nag ci côté bu nekk kon ñu ngi leen di ñaanal vraiment lii fierté la xam nga dañuy wax décentralisation ndax lii dafa neex ndax tey invité ci ay télé ñu ngi ko doon gisee tey fu mel ni Dakar wala Thiès wala Louga wala feneen tey Baba mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu nekk directeur bu Gandé TV bi ànd seek suñu frère di Aliou nekk animateur ci commune bi kon ñu ngi leen di jaajëfal ñu leen di ñaanal it li ngeen xam ne moom ngeen sumb yal na yàlla def ngeen eggale ko fu kowee parce que lépp njëriñu waa Gandé lay doon en tout cas daal ñu ngi leen di ñaanal yal na mission bi réussir ba ni ngeen amee télévision bi nii ñu amee ko rajo boo xam ne day doon rajo communautaire ngeen di def ay émission ak leneen ban gën a mën a wane Gandé ndax am na foo xam ne tey télé bi eggu fa te bu dee rajo yaakaar naa ne dana mën a sillonner ci les 80 villages que compte la commune de Gandé kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal jàmm kon Aliou ma delloo la micro bi ba ci kanam ñu jubli ci waxtaan wi di ñaanalit particulièrement suñu gaynde yi ndax gis nañ ne depuis des années ñi ngi topp coupe bi mënuñ koo jot wante olof Njaay nee na lu jot yomb ñu ngi leen di ñaanal victoire bi yal na leen jik vraiment ñëpp yéene woon nañ leen ko ci boo gisee tey diggante démb ak tey avant it même ci pendant CAN bi xol yëpp dañoo ànd nekk benn ñëpp ñaanandoo ko Sénégal yal na leen yàlla defal ñu jël ndam li te loola la ñu yàlla defal kon ñi ngi ñaanal ñi nga xam ne ñooy gaynde yi ak staff bi ku ci mel ni Aliou Cissé nekkoon ancien joueur en même temps mu ñëw ñu jël ko coach ci équipe nationale jéggaaniwun fenn xam parce que gis nañ équipe yu bëri ñu leen yore ay tubaab moo leen yor te ñun gis nañ ne Aliou Cissé africain la jaar na ci équipe nationale sénégalais yi joxaat ko équipe nationale mu téye ko
dund ci lu metti nag jaar ci fu ne mais booy defar dafay metti kon ñi ngi ñaanal Aliou Cissé ak staff bi mu ànd ak joueurs yi moo xam ak képp ku mën di doon muy sénégalais wala sénégalaise ñu ngi leen di ñaanal victoire bi yal nañu jik te incha allah comme ni ñu ko jëlee Cameroun ndax pertoon nañ Cameroun Cameroun organisé waat en 2002 dañ fa pertoon par finale Cameroun organisé waat 2022 autant pour moi gis nga yàlla def ñu gañewaat ko Cameroun ba nga xam ne moom lañ ko perte woon kon loolu fierté la ñi ngi ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan incha allah kan bii di ñëwit comme am nañ suñ benn parce que boo xoolee si ñaari dernière année yi Sénégal moo nekk meilleure équipe de l'Afrique ñu def lu bëri nag mais lu bëri buñ daa wax ñu bëri dañu daa wax Sénégal bon gis nañ ay joueurs yi nekk ci aux compétitions yi la yor te mënuñoo jël coupe xëy na loolu yàllaa ko dogalugutoon mais kenn dàqu ñëw fubal man maa ngi koy wax sax bi temps bi waaj a jeex gardien bi rey temps bi ma ne moom dafa yaakaar ne fi ñu toll moom moo dàq jàpp suñu gardien ba tax gis ngeen benn instant sax su ngeen xoolee yéen a gis mu yëkkati supporters yi naan jóg leen moom dafa amoon confiance mais man leer na ma ne ñun gardien bi am moom mënu ko parce que gardien bi li mu jëlu ko te gardien bi à l'époque comme ni Bombardier defoon ak Balla Gaye da ko bëyee woon moom supporters yeeg maanaam yeneen yi nga xam ne moom la mën a moom mu ne cel mais gis nga bi ñu demee ci tiro bi feeñ na li ma ci na neex mooy Sadio Mané première minute yi mu am penalty raté ko mu assumé ko football 90 minutes 120 minutes plus 30 minutes yi muy prolongation ñu gis nañ dem nañ tiro bi ñu dem ba dugal gagné Sadio Mané maanaam jénguwaat jëlaat penalty bi teg ko te gis nga li ma ci gën a neex penalty bi mu tegee Salah dafa dem am lu mu wax gardien bi mais bon ci instant yu moom it mu dóore xol dóor frappe gardien bi génne ko mais moom xam na ne gardien bi fee la defoon bal bi mu génne ko dugal gagné la mu ne fa ma defoon laa koy defaat mais cette fois-ci damay changé dóor bu baax ci coin bi dugal ñu gagné coupe bi kon Sadio Mané moom it mérito na ko lu ne jël na ko moom it vraiment ñi ngi ñaanal ñëpp ndam li yàlla nañu jik allahumma salli ala sayyidina Muhammad merci Kobar. merci beaucoup dama bàcc si interview bi nga def macha allah sur la finale de la CAN gis nañ affaire yi ni mu demee macha allah ñi ci kontaanee waaw di remercier tous les sénégalais ñi wàccoon nañ si tali bi massivement bokkoon nag ñun ak kii bi ñun ñëpp doon nañ ko xeex macha allah noonu lay demee kon dañuy jublu si waxtaan bi rek bàcc su ko defee comme ça presque defoon nga sa présentation rek mais pour ñu gën a am éclaircissement nga defal ma sa biographie kan mooy bàcc fan la jaar si lan ak lan la jaar ba intégré ba agsi fii mu agsi nii à ce niveau s'il vous plaît votre biographie monsieur Bio. merci Aliou maa ngi delluwaat di nuyu waa Gandé góor ak jigéen mag ak ndaw yi ñu seetaan di remercier encore une fois le DG muy Babalay ak Aliou nekk animateur wu Gandé TV di rafetlu waxtaan wi Aliou man maa ngi dëkk commune Gandé jànge commune Gandé depuis 83 à l'époque benn école moo fi nekkoon muy école élémentaire bu Gandé man ci laa jàngee vraiment muy fierté parce que bu njëkk njàng mi gis nañ ne metti woon na lool boo xoolee tey commune Gandé bi yëpp benn école nekkoon ci metti woon na lool wante nag booy door dafay xaw a jafe léegi bi ma jaaree Gandé Mbàkke laa mujjee ci samay étude ma demit ba sama parent bi ma yoroon fii xanaa ku ne xam na ko muy Lamine Diop teel a nelaw boo xoolee loolu Aliou moo jot a yàq samay étude ma bàyyi Mbàkke dem defi maçon def ci 3 ans 4 ans ba nga xam ne am naa si comment dirais-je encore certificat 3e catégorie bon yaakaar naa ne am na ñu ko jot a seede sax ay bâtiment yu bëri fii man maa ko tabax ak staff bi ma àndoon nag mais ñu dem ba benn instant ma ne lii bon liggéey bii du wéy ma bàyyi dem defi développement 2000 ma dugg ci politique nekkoon ci keppaaru socialiste ndax à l'époque ku ne xamoon na ne politique boo koy def pour nga mën cee génn faw nga déglu ancien socialiste yi fi nekkoon booba à l'époque ñi fi newoon ñoom maam Xaadar Gaye ñoo fi nekkoon ak papay Cheikh Gallo ñu naan ko Gallo Cilal ñoom Kaaw Leyti ay ñoom Ousmane Sy ay ñoom comment dirais-je ñoom Yoro Mbula xam nga Yoro ku ñëw rek mu maase ak yow mais ancien la quoi moom ndax yaakaar naa ne mandat bii ñuy soog a dugg nii war a def war ko commencé mercredi bii di ñëw
moom je pense que su ma fàttali ko yaakaar naa ne mooy juróom-ñaareelu mandaam wala juróom-ñetteelu mandaam moom yàgg na ci. Ci kaw loolu nag ñun ñu ànd ak ñoom di déglu mag ñi ñu ñuy xelal di ñu teete dugguñu woon politique ba 2002 man première année 2002 man ak Ndiap Faye ak Moussa Ngiraan ñoo duggandoo politique 2002 la njëkk a nekk conseiller. voilà sama ci wàllu politique bi nag boobu ba léegi ba 2022 man politique boo xoolee mooy sama casquette moo ëpp lu may def lu ci bëri samay activité foofu laa ko jëmee en même temps dama yënguwaale ci wàllu développement ndax xam nga bu fekkee da ngay def politique rek te développement dafay des ndax développement bi dafa yaatu maa ngi liggéey ci côté bu ne ci wàllu développement jaar naa fi animateur en 2005 ci benn programme bu naan SILS Fonds Ital SILS de lutte contre la désertification pour la réduction de la pauvreté au Sahel moom mi ngi doon yëngu ci wàllu environnement xam nga environnement dafa am solo ci réew ndax environnement bi ku ko protéger ba lu bëri mën a soppeeku rek dana tax dana feeñ ci dundu doomu aadama ci projet boobu laa doon liggéey 2005 ba 2011 bi projet boobu jeexee nag ma continuer ci développement bi ba léegi maa ngi nekk ci benn fédération bu naan FOPDAC fédération des producteurs pour le développement de l'agriculture et de l'élevage de Gandé je suis le secrétaire général fédération bi mi ngi am 60 OP 52 GPF dont 8 GIE benn association ak benn coopérative fédération bi am na 1300 membres kon fédération boobu liggéey na fi yaakaar naa ne boo jaaree buntu commune côté bi féete nii siège bi seen siège moo nekk noonu waa Pafa extension avant muy jeexal ñoom ñoo ñu defaloon siège bi financé ñu 23 millions ñu am siège am salle de réunion am bureau am benn magasin stockage bu 200 à 300 tonnes ñu collecté ko mu am ay toilettes yëpp foofooy siège su fédération bi yaakaar naa ne ñi si bokk ñi si affilié waxoon naa ko ba léegi nag maa ngi continuer di yëngu ci wàllu développement ak ci wàllu politique bi kon daal am naa kontaan tey ba ma jàkkaarloo ko waa Gandé TV fas yéene waxtaan ak ki nga xam ne mooy animateur bi Aliou te Baba nekk si peggam nekk DG bi ñu am loo xam ne danañ ko ñëw partagé kook waa Gandé jàngaluñ leen nag dañuy weccantee xalaat ndax yaakaar naa ne lu ñuy wax ñu ko gën a xam ñoo fi ne mais su boobaa nag ñu xam ne dañuy wax suñ xalaat rek te suñ xalaat bi ñuy wax danañ si jariñu keneen jariñu si keneen koo xam ne it bokk na Gandé bon ñi ngi woo ñëpp ñu àndandoo ñu bokk ndey ñu bokk baay ci côté politique bi nag maanaam muy pouvoir muy opposition tàllal nañ ñëpp loxo parce que benn loxo du tàcc la Olof Njaay di wax donte politique bi jeex na kenn ku ne am nga droit nekk candidat kenn ku ne mën ngaa ànd ku la neex mais bu loolu wéyee nag bu Aliou population bi parce que élection ren yi suffrage direct la du ay conseillers yoo xam ne à l'époque dañ daa wax dañuy jënd conseiller léegi population bi lu ñu àtte rek ñu mën a nangu ci loola bu Aliou gagné ma teel ko félicité fas yéene nag ñëw ànd ak moom ñu liggéey pour ñu développer Gandé pour le moment daal foofu fi lañ toll kon Aliou ma delloo la antenne bi dama doon présenté wu ci côté boobu jërëjëf. jërëjëf macha allah présentation bi leer na te ku ko dégg tamit xam na ne parcours dëgg la jàmbaar dawul dafa daani doole te c'est un gars à encourager man ak yow dañuy daje si yeneen milieu yu dul yii te macha allah buñ gën a xuusandi si waxtaan bi incha allahu rabi dinañ ci ñëw te gars yi dinañ ci gën a dégg ay développement ak ay éclaircissement te lépp luy point fictif rek incha allahu rabi dinañ ko wax yaa ngi wax ne da ngay politique. te gis nañ la si politique bi yaa ngi nekk ak parti Benno Bokk Yaakaar yow avant Benno Bokk Yaakaar ban année nga intégré si milieu politique bi ak ban année nga nekk première année ban année nga ci nekk conseil municipal de commune Gandé. waaw Aliou nee naa la ci sama biir wax léegi di rafetlu question bi comme ni nga ko waxee daje fu bëri man maa ngi duggoon politique 2000 à l'époque booba xale laa. bi may dugg politique nag dugguma woon ñëw ma woon rek pour nekk directement conseiller dama ñëw fekk fi ay anciens socialistes ma nekk seen biir ñuy wax may dégg ñu may yónni may dem ba commencé si jàng lu bëree léegi 2002 laa njëkk a dugg conseil municipal 2002 laa njëkk a dugg conseil municipal ba 2022 bi ñu nekk. voilà te muy fierté parce que à l'époque man bi may dugg conseiller amutoon benn jeune boo xam ne moo nekkoon ci nekkoon conseiller wala mu nekkoon ci commune Gandé bi ndax bi ma ñëwee maa ngi fekkoon Yoro Mbuula moo nekkoon responsable des jeunes comme li ma lay wax Yoro à l'époque moom ni mu nekkee mag mais dañ ko jëloon def ko responsable des jeunes
man ak moom bi ñuy def passation service yu bëri sax man moo ma ko doon jox ci loo xam ne dafay jëm ci wàllu xale yi di ma won di ma teete naan ma fii ngay jaar fee ngay jaar ma ñëw jël relève bi di ko ñaanal boobu ba léegi nag ñu ngi ànd ak moom mu di ñu gunge ci côté bu nekk kon vraiment Aliou 2002 daal laa dugg politique boobu ba léegi nag maa ngi ci terrain politique bi. 2002 ba 2022 20 ans de carrière de politique boo xoolee ni boobu ba léegi nii boo ñu waxtaanee ko ci commune Gandé ñëpp nga xool structure Gandé soo xoolee ñu ne Gandé parmi ces communes Gandé mooy la commune la plus arriérée nekk na ci amul ci boo ci secteur booy xool rek gis ci Gandé ne am na ci avancé xool ko ci wàllu dans le structure du sport santé économique élevage yooyu noonu yëpp des domaines principaux yoo xam ne mooy yóbbu booster am réew pour le développement te yéen def ngeen ci 20 ans de carrière de politique te yaakaar naa am nga ci expérience bu baax a baax pour gën a mën a montrer les bons actes yoo xam ne bonne volonté yi def nañ ko fi wala monsieur le maire wala gars yi fi jotoon na def passage de service jotoon nañ ko fee def te léegi boo xoolee ñun Gandé j'espère 20 ans de service yaakaar naa waroon naa nekk si yeneen domaine high level la waroon na nekk différent que celle-ci yow ban njàngat nga ciy tiré wala ban leçon nga ciy lancé aux alentours du village pour gën a andi ay éclaircissement que ni Gandé am na développement ou pas. Merci Aliou di am kontaan lool ci sa question bi comme ni nga ko waxee parce que su ma dégloo bu baax dafa mel ni tey damay jël exemple comme 17 communes yi nekk ci département Louga Gandé bokk ci dafa mel ni sa biir question bi dégg naa nga ne Gandé moo ci gën a reculer mais man je ne suis pas d'accord boo gisee ma ne la je ne suis pas d'accord dëgg la question moom buñ la ko posé da ngaa war a tontu ci yoon te boo tontoo nga leeral lan moo tax nga wax loolu li tax ma ne Gandé man jàpp naa ne 17 communes yi nekk ci département Louga des ci gannaaw loolu damay indi point yu am solo ci li nga wax moom même bu dee ci wàllu infrastructure ak ci domaine bu mën di doon it mën naa caa laal te su boobaa su ma ci laalee ci yow mi koy dégg ak ñi nga xam ne ñoo ay doomu Gandé tey yoo xam ne am nañ jot di ñu seetaan am naa yaakaar ne su nekkee ñoom danañ xam bu nekkul danañ xam moo tax ma ne man bu ne Gandé développé man dama ne Gandé développé na. parce que à l'époque sama première question wax naa la ko bi nga posé woon nee naa la à l'époque en 2003 man bi ma fi commencé di jàng ci école Gandé nee naa la benn école lañ amoon benn salle de classe. muy kii comment dirais-je 1983 laa la waxoon mais tey boobaak léegi Aliou Gandé ñaata école élémentaire ñoo fi nekk tey biir Gandé rek li fi nekk ci ay école élémentaire bëri na en même temps du Gandé kese parce que su ne commune du Gandé dafay siège bi mais village yi nga xam ne ñoo bokk ci biir Gandé yëpp ci lañ bokk tey boo demee tey Gorbel bi nga xam ne à 500 mètres de Gandé tey boo demee am na ay école yu bëri yoo xam ne defar nañ ko foofu parce que njàng moo yërëm réew parce que boo fekkee jàng bi am na santé am éducation ak santé ñoo yërëm réew loolu képp koo xam ne bàyyi nga ci xel rek am naa yaakaar ne changement dina am ku ci bàyyiwul xel nag moom muy bàcc jóob muy keneen yam yaakaar naa sax dem dana xaw a sooxe kon man fi nga laal ñun dama ci am kontaante te beneen bi Kër Bassine village yi nga xam ne ñooy village yi gën a mag ci commune Gandé yaakaar naa ne fa nga dëkk te yaakaar naa am na école élémentaire boo xam ne yaakaar naa ne ci état lañ ko fi indee de parce que lépp sama kanam la man école élémentaire yu Kër Bassine à l'époque en 2007 ba tey maa fi nekkoon 2002 ba 2009 ci nguur ak njàpp ñoom ci laa bokkoon 7 ans yooyu am na lu ma ci mën a wax école élémentaire yu Kër Bassine yu bëri ñun ñoo ko fa construire clôturer ko ak programme bu naan Aquadef xam nga ñoom it ci lañ bokk am na ñeneen ñoo xam ne tey boo ko doon lim ci côté infrastructure ci wàllu école yi bëri na boo demee ci suñ mbokki alpulaar yi nga xam ne ñoom ay amoo lañ ëpp lu ñu am école yu bëri tey boo demee ña nga fa kon foofu ci wàllu éducation bi gis nañ ne avancement am na fa te beneen bi chaque année ñi ngi joxe fonds de dotation bu 5 millions xam nga am na loo xam ne dafa am loo xam ne dafa jëm santé am lu jëm éducation am lu jëm jeunesse et sport ainsi de suite mais lu mel noonu man su ma gisee ñu ne manquement am na ci benn instant damay wax lan moo tax manquement bi amul ba pare dellusiwaat it tax it Aliou
boo commune bi boo xasee taxaw dañuy taxawal ay commission ñu ne commission éducation commission santé commission jeunesse commission environnement ainsi de suite su ko defee nag commission yooyu nag ñoom am na seen rôle ak seen responsabilité ci la nga xam ne moom la leen jox bu dee ci wàllu santé bi ba tey ndax santé ñun boo xoolee commune bi chaque année danañ génne 2 à 3 millions di ko jàppale waa santé bi xam nga mairie moom loolu la war a def ndax santé dafa am solo te daanaka lu bëri mi ngi jógee ci état mais mairie bi am na ay participation yu mu ci war a def ci li nga xam ne moom mooy budget am ñu ne chaque année kat ñun daan comp 2 millions wala 3 millions dimbalee ko waa santé waaw ci kaw loolu foofu it des na mais comme que yàlla indiwaan nañu incha allah danañ am loo xam ne danañ ci bàyyi xel ndax xëy na commission yi ñu koy jox des fois nga jox nit loo xam ne xëy na bëgg na ko te mënu koo doxal mais soo dawalee 7 ans wala nga dawal 5 ans war ngaa def évaluation ba boo dellu si waatee bu fekkee exemple lii kat dañ koo jëloon jox bàcc gis nañ ne doxut cette fois ci nañ ko jéem a changé ñu jox ko un certain Baba wala Aliou ñu jéem a xool te it danañ ci gën a jàngat bi ñu ci gën a def daal mooy que lépp loo xam ne muy commission la wala leneen la loo xam ne yaa ngi koy joxe seetal koo xam ne xam-xamam màcc na jëm ci loola ba bu ëllëgee loo ko ci mën a laaj mu indil la ay leeral yu mat sëkk bu liggéey commission boobu nag bu liggéeyul ñu soog koo mën a changé parce que commission yi kenn du ko fal ki nga xam ne moom mooy la maire moom mooy toog mu désigner ay commission am ne diw moo mooy jiiteel commission sàngam diw fa war a nekk membre diw fa war a nekk membre diw fa war a nekk membre ndax am na loo xam ne dafa xaw a laalaale politique ci kaw loolu man gis naa ne Aliou bu dee même bu dee ci wàllu jeunesse xam nga ñu si bëri dañuy wax jeunesse bi Gandé gisuñ seen bopp Gandé développé wut mais loolu it man ba tey man dama ko weddi li tax ma weddi ko mooy xam nga jeunesse moom lan la am fo li ci ëpp mooy fo mooy lu mel ni ay sport lu mel ni terrain parce que Gandé terrain bi clôturé nañ ko am na grille de protection mais du Gandé kese ñoo ay jeunes yi bëri nañ Kër Baasi nag fi Gandé koo ngi fi même suñu yeneen mbokk yeeg yeneen mbokk yi ñeneen ñu bëri ñu ngi fi te ci sport bi lañ bokk kon boo amee lu ñu war a defar Gandé war nañ ko mën a décentraliser tey ba tey fu si mel ni village bi nga xam ne mooy Kër Basin tey mooy parce que Gorbel mi ngi fii mais quartier la ci biir Gandé kon tey village bu mel ni Kër Basin bokk ci Gandé nekk village bu am solo kon ñoom it tey ñun la mairie ñi ngi préparé naka lañ leen di clôturer seen terrain ñoom it ba bu nawetaan jotee même bu mu mënee def même fekkee dañuy def benn poule muy poule A ak poule B benn poule bi ñu ne mën na fubali Kër Basin exemple benn poule bi fubale Gandé mën nañuy def loolu di demlante di dikkalante wala it ñu taxawal beneen zone ca Kër Basin day tax dañuy décentraliser rek day tax mu gën a yaatu ndax ñoom it ci xale yi lañ bokk war nañ cee mën a gis seen bopp loolu ñu ngi koy sóoraale te lu war a am la lu war a am la dañoo départ ci Gandé rek mais finition bi nag eggaguñ ci ndax dañoo amaan nañ beneen mandat boo xam ne askan wi ñoom ñoo ñu tànnaat joxaat ñu mandat boobu nag dañuy jéem a yokk suñu loxo ñu seet suñu manquement suñu point de faible fan la nekkoon ñu jéem koo renforcer tàllal si ñeneen loxo ay acteurs de développement ak ay politiciens yoo xam ne ñoom it ñi ngi woon ci terrain bi tey yàlla dogaluñ lan doon laaj askan wi jox leen ko ñun dañuy tàllal loxo ñoo ñëpp ànd ak ñoom liggéey ba fexe ba Gandé émerger parce que su Gandé émerger bu ëllëgee buñ demee suñuy doom ak suñuy sët buñ ñëwee daan xam ne équipe yi fi jaaroon ñoo fi def lii kon ñoom it da Olof Njaay daf ne bu fekkee ñëwoon nga fekk sa maam mu nekk si néegu ñax nga ñëw sa maam dem sa papa def ab sëngal yow boo ñëwee war ngaa def ab faux terrage wala nga def ab terrage bu keneen ñëwee def ay étage loolu lan ñu jàngal te loolu incha allah ci procédure boobu lañ nekk te bu sawee yàlla dañ ci def suñ kéemtalaay kattan Aliou. jërëjëf grand Bathie incha allah débat bi dinañ ñëw ci touché nga ay point te incha allahu rabi dinañ ci ñëw dinañ ci xuusandi waa si dans le domaine politique rek la ñuy resté parce que su ngeen ne Gandé d'accord ne ci Gandé dafa arriéré dafa développé dafa am ñoo xam dañuy taxaw weddi ko parce que lu bëree bëri si dans le secteur politique gisuñu si seen bopp. Parlons de la santé boo ne da ngay def fonds de dotation chaque année 2 millions ba pare y a récemment une association bi nga xam ne moo nekk extérieur moom moo jëloon collecté ay ses propres moyens ñëw defaraat poste de santé bi dafa tableau dafa yu bëree bëri yoo xam ne wàllum infrastructure la association boobu noonu def na ko bi ba pare nga ne mairie mi ngi bàyyi xel ñooñu noonu ça foofu noonu dina andi benn polémique
kon dinañ wax ne est-ce que ñi ñuy jox xaalis bi ñi ngi koy dugal fañ ko war a dugal wala est-ce que yéen a ngi def évaluation comme man boo ma joxee benn somme bu takku ne ma demal dugal ko fii est-ce que boo ma paree da nga ma laaj recette wala di nga ma laaj virement wala buñ toogee benn 5 mois wala 6 mois di nga def évaluation pour xam ndax xaalis ba dugg na fa mu war a dugg wala àgg na fa mu war a àgg parce que loolu noonu ñun moom on l'a vu gis nañ ko gars yi def ko muy doon geste bu nice ñu leen ci remercier ñoom Modou yooyu noonu ñoom ñoo ko defoon. loolu noonu kon est-ce que xaalis bi mi ngi àgg fi mu war a àgg bàcc est-ce que xaalis bi mi ngi dugg place am. Merci Aliou bonne question ci question bi nga wax toujours ci wàllu santé bi su ma dégloo sa question bu baax a baax da nga ne am na ay immigré yoo xam ne am na loo xam ne jot nañ koo def fii si poste de santé bi effectivement loolu lu am la lu wér la te dañ koy rafetlu ndax gis nga ab gox lan moo koy doxal mooy élu fa nekk partenaires yi ak état élu yi am na lu leen war donte buñ mataliwut lépp it am na lu ñu war ñun xam nañ ko effectivement te moom mooy li am mais partenaire it am na lu ñu war parce que immigré yi ngay wax ay doomu Gànde lañ suñ demee ba dajale seen si tuut indi ko na nañ dañuy jàppale la santé loolu ñun dañ koy saluer ñi ngi leen di ñaanal it yàlla nañ yokk ba def ko feneen ak feneen ndax loolu gis nañ ko si yeneen gox gis ko si yeneen gox kon suñ gisee suñuy immigré dajale seen si tuut indi ko pour def seen participation ci santé bu Gànde vraiment loolu ñu ngi koy rafetlu di leen ñaanal yal na leen yomb vrai man de kontaan naa si te am naa yaakaar ne képp koo xam ne Gànde moo la ñor war ngaa mën a kontaan ci lu mel noonu gis nga ku la defal lu baax da nga koy wax waaw ku la defal lu baax asi gor luñ ko def lu mu gis ci lu baax da ko war a wax kon man loolu ñu ngi koy saluer di leen ñaanal képp koo xam ne dugaloon nga ci sa situt nekk immigré